tey ci àllarba ji fii ci diwaan bu Touba kii di Serigne Mamoune Niang di responsable politique fare ci parti bii di APR niki àllarba ji mu doon amal am ndaje ngir leeral lii di bilan président Macky Sall niki noonu mu dellu di xamle ne yàgg naa jàppale kii di président Macky Sall. ñu campagne ak élection législative 2012 ba mu gagné ñu ànd ak moom campagne élection mairie yi muy local yi ba mu gagné depuis 2012 ba léegi amul benn élection bu fi jaar boo xam ne ñun participé wuñ ci. loolu ñii toog xam nañ te jomb na maa wax lu amul ci seen kanam ci biir ànd googu ma ànd ak moom ñu dem ba ma relancé sama relation boobu ak moom ma créé mouvement tudde ko force union fait la force mooy mbooloo mooy doole keroog bi may lancé mouvement bi sama waa kër yi ñoo ñëw assisté ma ànd ak man jàppale ma ci bu wér a wér a wér tey jii mouvement bi ñi ci adhéré nga xam ne dañoo doon ay membres yu wér yu actif yoo xam ne seen numéro téléphone ak seen pièce d'identité bépp maa ngi ak moom mën nañ 580 quelque yoo xam ne adhéré wu nañ ci mouvement bi. ma di leen xamal ne ñi nga xam ne ñoo aju ci sama mouvement coow li bari na keroog bi may lancé mouvement bi mu jàllee xawoon na ma découragé ci yu bëri coup téléphone yi fu nekk laa ko doon jote ngir ñu jàpp ne man dañ maa jox xaalis monté ma monté mouvement lekk ko bàyyi ñi may àndal ma di leen wax ne loolu ku leen ko mën a wax c'est faux man du ma lekk di bàyyi ñi ma àndal xalaatuma ko ci àdduna ki ma àndal nag day gor soo xam ne ku ànd ak moom te yàkkamti man ngaa xaddi wala nga séeneen wala nga daw wuti leneen ñun duñ ko def jusqu'à preuve contraire dañuy ànd ak président Macky Sall te day am ndam insha allahu rabbi parce que président Macky Sall 2012 lañ ko jox réew mi 2012 ba ren 7 ans def na fi bilan boo xam ne 40 ans ci ginnaaw ku fi mas a def lu toll ne lii mu def amul jox nañ Senghor réew mi jox ko Abdou Diouf jox ko président Abdoulaye Wade waaye li président Macky Sall réalité ku soxutut xam ne dafa xawee impossible sax ci 7 ans mais njàmbaar ak courage ak détermination moo tax mu def Touba gi lim bi def dinaa ko wax tey parce que ñëpp dañoo yaakaar ne président Macky Sall autoroute Ila Touba rek la defal Touba déedéet président Macky Sall bi mu ñëw 2012 dafa fekk chantier yi nekkoon Touba te Chinois yi yoroon ko mu ñëw fekk chantier yi arrêté taxaw mu laaj lan moo tax ñu taxaw ñu ne ko dañoo am dette dañoo am bor boo xam ne mën na 9 milliards président Macky Sall yëkkati 9 milliards fay ko chantier yooyu am na ñuy lekk xaalisu président Macky Sall ci dëkk bi duñ ko wax ñun nag ginaaru kenn dañoo nenul yaakaaruñ ku dul sëñ Touba yi nag waaye lim fi def dañ koo war a wax ba ñëpp dégg ko 9 milliards yooyu bi mu ko fayee lan la ci teg assainissement Touba mu yëkkati 11 milliards defaat ko ci 11 milliards ak 9 milliards ñaata la 20 milliards moom la fi def 2012 président Macky Sall tëli bi mu fi njëkk a def Cheikh Sidi El Makhtar moo ko digal muy diggante Tawfekh ba Darou Manane mu defar ko ngeen gis ko bu wér a wér président Macky Sall am yéene Masaalikul Jinaan Cheikh Sidi El Makhtar ne ko lii kat taalibe yëpp ko bokk waaye nag président ne ko mënu ma cee ñàkk def sama loxo mu ne ko kon courant ba fay jaar ak tëli ya ak assainissement ba maa koy def yëkkati 8 milliards defaat ko ci du leen ko dégg fenn te loolu am na biir Touba li mu fi def ci ay tëli kenn xamul nu mu toll ba ca des mooy président Macky Sall feetu màggalu Touba moo ko def bisu màggalu Touba kenn du liggéey ñu lay fay président Macky Sall moo ko fi def da ci gën a rëyati nag mooy mu yëkkati hôpital boo xam ne 40 milliards la di niveau 3 nga xam ne zone bi yëpp amu fi moo ko fi def ña ngi koy liggéey insha allahu rabbi balaa yàgg dana pare ku fa dem tey fekk fa sànq président Macky Sall moo ko fi def booy mujj nag nga xam ne mooy di gën a rëyati nag mooy autoroute Ila Touba boo gisee posters yi ma leen jox def ci Ila Touba damay rappeler ñëpp Ila Touba ñu ci bàyyi xel parce que ñëpp ñu ngi diaboliser nit ñi naan Ila Sénégal Ila nangam autoroute bi Ila Touba la tudd kenn mënut a fexe ba tudd Ila Touba ku ko naqarloo ku ko bañ da ngay wax lu la neex autoroute bi Ila Touba la tudd Ila Touba lañ ko tege Cheikh Sidel Muxtar teg ko
keroog ba ñu teg xeer wi am na kilifa yoo xam ne dañ ne woon xeer wi dana fi maxe président defar na ko ba mu pare mu inauguré ko kam ko àndaloon doon ko teg mooy Cheikh Mouhamadoul Mountakha ñëw ñaanal ko ñu tàmbale ko kuy dem Dakar da nga xam ne sa coono wàññeeku na bu yàgg bu bëree te loolu Macky Sall def plan Sénégal émergence bi mu doog a ñëw yoonu yokkute la waxoon yoonu yokkute dem ba mu yàgg mu xat mu yaatal ko wax plan Sénégal émergence doon loo xam ne sénégalais ba gën a sori gis na ci boppam. dem naa ci dëkk boo xam ne man góor ga fa nekk daf maa wax ne ma boo ma masaan a gis revue bu xel li damaa dem dëkku taax ma koy tooñ naan ko fuy dëkku taax mu ne ma fu mel ne Ndakaaru wala fu mel ne Touba te loolu président Macky Sall jëlee na ko fi li ñu wax ci bi muy couverture maladie universelle lim ci def nga xam ne xale bi judd am 0 ba am 5 ans mën naa faju te du fay dara loolu président Macky Sall moo ko fi def. soo demee ci wàllu ci monde rural bi muy baykat yi parce que ñun ñëpp ay doomu baykat lañ ku ne xam na ne nawet bi bu mësaan jàll nit ñi waxuma la bu ñu amul luñ bay waaye yow mi nekk ci biir réewu taax sax daaw am jàmm ndax waxtu nekk loo am da nga koy bokk ak ñoom tey jii baykat yi soxlaatuñoo dem réewu taax luñ bay ñu jënd ko ñu am luñ lekk mën a sàmm seenu jur loolu lépp président Macky Sall moo fi def ku yërëm askan wi nag boo gisee koo xam ne la nga waroon def moo la ci dimbale war nga koo jàppale bu baax a baax a baax wàllu électrification bi wax ngeen ko léegi amul lenn loo ma sa mën a def te coupure courant du la sonal xuy kamaj depuis bi mu fi nekkee ba léegi gis nga électrification bi lim ci def électricité bi lim ci def tey jii ñëpp ñu ngi dund boo xam ne bu stable la koo xam ne nag da ngaa yaakaar ne loo def ci say poos moo tax réew mi neex wala neexut loolu mënut a fee nekkati alors dañ koy régulariser fu mu war a àgg mu àgg fi loolu la président Macky Sall def ba ca des mooy dund gi nga xam ne moom la ñu dund muy ceeb diwlin suukar stabilité bi ci am nga xam ne bi mu fi toogee ba léegi mosoo dégg dara lu yokk boo doon lim bilan bi président Macky Sall def dañ fiy fanaan tey Idrissa Seck ñun ñëpp xam nañ yor na réew mi maanaam bu ma nee yor na réew mi mooy nekk na fi premier ministre boo xam ne mbooleem pouvoir yi nekk ci état bi moom lañ ko tegoon ci loxoom bu ma saana soxla président Wade sax ministère bu mën a toog da lay wax nga jub ba mu pare kon amoon na ay pouvoir lool yor na ko yor gafakaak réew mi yor mbooleem projet yoo xam ne ci président Macky Sall aju lan la mas a defal Touba lay laaj connerie bi gën a rëy ci àdduna bi gën a rëy ci àdduna tey te Touba di ko naqaru ba léegi Idrissa Seck moo leen ko teg Idrissa Seck nit ñëw na ci assemblée nationale mu woo ko mu ne ko Mbàkke mu ne ko fii kenn du fi yow Mbàkke loolu fàtte guñ ko ba léegi kon buñ ñu nax gis nga nit dafay dawal mentalam am xel xam li muy xalaat bu baax a baax a baax bu fekkee ne képp koo xam ne li nga bëgg jaral na la nga def transhumance ci diine wala nga def transhumance ci tarixa kooku man wóoluwuma la te duma la dénk réew mi kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax am na keneen koo xam ne moom li ñuy wax fen ak sos daf koo bëgg a légaliser ci réew mi te loolu duñ ko nangu. fen moom kenn du ko fi légaliser di sos ba àgg ci ne président Macky Sall dafa dem louer ab avion pentil ko ñëw inauguré ko delloowaat ko loolu xel xalaatu ko sax kon kooku it di ko jox réew mi ki may ñetteele muy président Madické Niang nit ku baax koo xam ne man xam naa ko bu baax a baax dafa ñoragul ginnaaw ñoragul nag nañ ko bàyyi ba mu ñor tam dem liggéeyuwaat su ko defee ñun ñëpp ñu maase àndandoo doon benn bañ a xëccoo bañ a xiiroo bañ a xeex le 24 février bii ñu jëlaat carte yi joxaat ko président Macky Sall mu gañe àggale ay yéeneen. may lancer appel ci président Macky Sall nag commune Touba wala département Mbacké wala région de Diourbel président Macky Sall yow la ñu am ñu ngi lay ñaan nga dooleel responsable politique yi fi nekk ndax ñu ngi góorgóorlu ay jàmbaar lañ waaye manqué nañ de moyen boo nekkee ci télé bi nag wala nga nekk ci rajo bi di wax loolu dañuy yaakaar ne da ngay santar waaye ñun situation bi mën nañ cee battre campagne ba gagné waaye nag
jumtuwaay daf cee baax dinaa ci tudd ñenn ku mel ne soxna maam Xari Mbàkke dama koy tudd dafa am lu am solo loo xam ne def na ko ci dëkk bi lu mat 3 mois ci ginnaaw bu dugg ci dëkk bi di def social di dimbale néew ji doole yi di dimbale jigéen ñi di groupement féminin yi ñeneen defe ko noonu ñeneen defe ko noonu ñeneen defe ko noonu ñooñu yaakaar naa jaajëfal leen ak dooleel leen la ñu war a def waaye kenn wurtu taxaw di leen ŋàññi wala nga leen saaga loolu man duma ci d'accord te bokkuma ci responsable yi nga xam ne dañuy taxaw di ŋàññi ñi nga xam ne ñoo fi nekk doon suñuy kilifa sëñ Mame Mbaye yi nii sama wayjur la kilifa la saa bu xëyee dooleem jëpp ak yitteem jëpp lu dooleel président Macky Sall rek la sëñ Abo Niang noonu responsable yi toog jëpp mën naa wax ku nekk loolu ci yéen kon loolu nañ ko wàññi nañ ko bàyyi ñun li ñuy may doole may ñu ndam mooy ñun ñëpp ñu àndandoo doon benn battre campagne fexee gañeel président Macky Sall ba may mujjee mooy premier ministre maa ngi koy lancé appel directement na jël ay direct maanaam na jël ay jumtuwaayam moom it parce que président Macky Sall 2007 bi mu fi nekkee di battre campagne ci mu ko seqaloon dafa jël ay décisions yu leer dem campagne dimbale nit ñi mu gañe moom it na jël ay directives yu leer dimbale askan wi rawat na responsable yi aju ci APR ñu àggale campagne bi ci jàmm ak salaam président Macky Sall gañe ndam yi premier tour